الخليفة سرين بايسي باي منصور سرين بي نيغي لاي نويو نوغي لاي ندوكل نوغي لاي زيارة ci bés bi di nuyu fa tabarakallahu ki fi teewal le président de la République Moudi Ismaïla Madior amee justice ñu di ko dalal di nuyu itam kilifa yi mu àndal ñuy sant yàlla ndax ci suba bi may jël café maa ngi wax Pape Cissé Serigne Babacar Cissé ma ne ko ku seetlu ñi ci suuf ñu suul leen ma ne ko dootoo mën a weddi ni yàlla nekkul waaw boo seetloo ñi ci suuf ñu suul leen danga koy delloo nguuram waaw te nguuram yilif na ko yilif gu toll na waxuma doomu aadama jaamu ko waaye bu malaayika yi nekk ci wetam yépp bu ñu nanguwul woon service am nguuram dox ndax dégg naa ci sëñ Cheikh Tidiane si mu wax ma ni ma yàlla am na ay ruqi boppam yoo xam ne ba léegi tànku malaayika mësu fa dëgg moo kàttanam ak nguuram rekk kon ñu sant ko li nu koy sante mës naa leen ko wax fii muy lu concerne waxuma ziar général waaye lu concerne dawaayir yi daayira yi ci tënku ci kër gi ma rappelé ko ma fàttali ko ndax Serigne Babacar Sy bi mu tëddee feebar l'administration coloniale tubaab yi dañu convoqué Serigne Cheikh Tidiane Sy mu dem fekk fa gouverneur général ak gouverneur du Sénégal ñu ni ko daal dafa am luñ la bëggoon a xamal ngeen bàyyi ci xel teel ci bàyyi xel moo di seen papa ngi tëdd feebar ñu bëgg ngeen bàyyi xel ni bu wuy jee boroomam ci moom la daayira yi yem waaw daayira dootul am ngeen bàyyi ci seen xel sëñ Cheikh wax leen ni man daal li ma xam mooy lenn li nu seq ak yéen mu wax gouverneur général ak gouverneur Sénégal ni leen yéen a ngi bëgg a jaawale seen mission mu ni ko ndax yéen seen mission suñu diggante ak yéen mooy ñu soxla bulletin de naissance ngeen signé ko jox nu walla ngeen soxla impôt ñu yëkkati ko jox leen ni leen lool nag
ça n'a rien à voir ak kii laa gëm waaw kii laa gëm beneen dimension la bu nekkul ci seen loxo waaw mu wax ko tubaab yi ni leen li ngeen wax nag ni daayira ci sëñ Babacar Sy lay yem réponse bi dinaa leen ko jox fekk fukki at bi fukki at yiy mat li fi judduwaat ci dawaayir ëpp na triplé na li fi sëñ Babacar Sy bàyyi woon moo sabab tey ñu mën a dajewaat weddi la tubaab ya waxoon sant li yàlla saxal lii la yàlla saxal te mooy wéy ba faw insha allah ñu sant ñépp tabarakallahu ñu sant njabootu xadara bi wolof dafay léeb di wax ni ku ne ak la ko lew liir lupp yaayam moo ko lew yéen seen lupp yaay mooy xadara bi tabarakallahu ngeen di ko dundal ngir yàlla ki kóllëre gis nga këru nit yàlla boo dem fukki buntu kër la buntu kër bu nekk jëwriñ ja ca toog ba nga yemee ci moom nuyoo moo la fay dalal la kooku la la yàlla booleel ci kóllëre mais bu ma xatee nag wax ni kenn du gi gëm kenn ku dul man sama dund jafe waaw waaye yaatal moo tax kenn ku nekk la yàlla booleel dama ànd ak sëñ Cheikh Tidiane Sy ñu dem Mboro am inauguration bu mu fa doon def ñu indi ñeenti ndaw pour yu war a jël werd ci tariqa bi sëñ Cheikh ne leen tàllal leen pour ñu may leen werd ñett ñi tàllal kenn ki tàllalul sëñ Cheikh ni ko lu tax tàllal loo xanaa jëloo werd mu ne ko ah kañ waaye sëñ Pape Malick la bëgg mu may ma sëñ Cheikh ni ku mu yeewul doo nit mu ni parce que wóor na ko ni Pape Malick may kilifa mais lànk na mu ni lu ma ci mën mu ni te bu ma ko forcé ni ko maa lay may werd dootul baax waaw mu ni moo tax kenn ku nekk bàyyi xel ci sa engagement ak kon ko seqal ma gis ci geste bu rafet dañu dem Touba Sëriñ Abdul Ahad yal na yàlla yokk leeru bàmmeelam dalal nu ba ñu demee ba ca tàkkusaan moom Sëriñ Abdul Ahad mu ñëw fekk sëñ Cheikh fi mu ko dalal ni ko dafa am ñeenti taalibe yu la fi jiitu si démb wax ni dañ la dàkk fu ne pour nga jox leen werd bi ñu yëgee ni yaa ngi ñëw Tuubaa nag ñu ñëw ci man ni daal dañu bëggoon boo ñëwee nga jox leen werd sëñ Abdoulaye ni ko maa leen dalal démb sëñ Cheikh ni ko góor gi jël leen nga def leen taalibe ko comme ñëw nañu ba ci sa loxo nga def leen taalibe ma def leen taalibe ñoo yem sëñ Abdoulaye ni ko ëpp naa def
ndax seen yéene ak bañ la dalee wër. sëñ Cheikh may leen werd boole leen ak man maa leen jox charte yi ma gis jëfandiku boobu ci sago ak ci xàmmee waaw boobu kaa la beneen kaa bi ci des dafa am ku nekkoon njabootu Sëriñ Tuuba jël doomam bu ndaw bu mu bëgg mu jàng mu jox ko Sëriñ Tuuba ni ko dama bëgg alquran rekk la soxla ci moom. Sëriñ Tuuba jël xale ba jox ko ci cheikhu murit yi mu am ku ko jàngal. malheureusement xale ba dañ ko punir nañu ko punir yàq ay bëtam parce que cheikhu murit bañ ko joxoon pour mu jàngal ko daf ko punir sëggloo ko ci fourneau bi yàq ay bëtam. sëñ Touba am ci lu ko metti lool mais mu wax ni xale bi silmaxa li bàyyam bëggoon ci moom mooy mu mokkal alxuraan mu ni te fii ma toll àgg naa ci déplacement yoo xam ni man mënuma occuper xale bi kenn rekk la ma xam ni mën na ma ci dimbale ba mu mokkal alxuraan muy son mbokk ma Cheikh El Hadj Malick. mu jël xale ba bind lettre boole ko kenn ci kilifaam yi mu nekkal moom sëñ Touba. xale bi ñëw ci Cheikh El Hadj Malick ak mag mi mu àndal bi mu ñëwee Cheikh El Hadj Malick jàng lettre bi ko Sëriñ Touba bind wax ko ni ko xale bi lenn rekk la bëgg ci moom mooy mu mokkal alquran loolu rekk mu mën a tax bàyyam du gis ni bëtam yi muuroo. Cheikh El Hadj Malick ni ndaw li bàyyi fi xale bi mu bàyyi fa xale ba mook moom ba xale ba mokkal alquran. Cheikh El Hadj Malick bind lettre delloo xale bi ci Sëriñ Tuuba won ko ni ko alquranam rafet na. Sëriñ Tuuba julli gee ba noppi woo xale bi pour mu tari xale bi di tari ba bi fajar di jot kaamil bi jeex mu ni ko alquran ji rafet na mu ni ko waaye itam alquran noonu rekk te xamoo lu muy firi njariñ la du bari ni ko kaay ma delloo waat la ca sa baay Cheikh El Hadj Malick mu jàngal la xam-xam mu indi ko Cheikh El Hadj Malick jàngaat lettre bi ni ko sa baay Sëñ Touba dafa wax ni dafa bëgg nga rafetal sa xam-xam tàmbaleeg moom di ko jàngal xam-xam ba tabaarakallahu la mu waroon xam yépp mu xam ko mu bindaat lettre pour delloo ko ci Sëñ Touba ba mu demee Sëñ Touba julli gee ba noppi di ko questionné muy tontu mu koy questionné muy tontu ba bi fajar di jot mu ni ko sa xam-xam rafet na. Sëñ Touba ni ko lenn nag moo ci des mooy nga am kilifa tënku ci tariqa mu ni ko koo jàpp pour tënku ci tariqa mu ni ko comme yow la ma son baay boole lool ba lim bëggoon ci man am ci yow lay jébbalu mu ni ko ëpp naa def kay dem ci Cheikh El Hadj Malick ni ko moom mi la jàngal alquran mu rafet mu jàngal la xam-xam mu rafet li sa baay bëggoon ci yow am dellul ca Maodo nga ni ko na la jox tariqa bi tariqa Cheikh
pour won la ouverture d'esprit waaw xam nga boo ko amee rek mën nga wax ni su dund dana neex damay faral di def ñaare ku ma dégg intellectuel bu commenté waxtaanu sëñ Cheikh Tidiane Sy ak foo mën a nekk danaa fexe ba jël contact ak yow parce que honnêteté intellectuelle moom la kenn amatul waaw parce que lu ne bala nga cay dugg pour atte ko bu sa xol jógee rek daf lay gëlëmal waaw honnêteté intellectuelle ci boppam dootoo ko faale ma amoon ci bés ak ku ma mës a dégg mu wax lu rafet ci sëñ Cheikh Tidiane Sy di alxaaji Ablaye Dieye bàyyu Cheikh Bamba Dieye sama wëllëre la woon moom alxaaji Ablaye Dieye Cheikh Bamba xam na ko parce que papa rek la may wooye sama doom la sama copain la waaw yàlla atte alxaaji Ablaye Dieye keroog bi ma ko njëkkee téléphoné parce que dama dégg mu def déclaration concernant sëñ Cheikh tout de suite ma wut lu contact directam booba portable amul mais ma composé numéro këram mu décroché wuyu ma ni ko asalaamaaleykum ci langage yu doomu Ndar mu wax ma ni ma ku baax kee woote kan la ma ni ko kii de Pape Malick Sy bu sëñ Cheikh Tidiane Sy la mu ni jàppal ni yàlla seede na ni bég naa ci woote bi te xamaguma loo may doye ma ni ko Cheikh Ablaye ma ni ko honnêteté intellectuelle daf la pousser nga reconnaître lu jafe waaw ma ni ko man it ma di la woon ni yëg naa ko ñu fasante ca kóllëre léeg-léeg moo ma léeg-léeg ma woo ko du ma wooye mukk sama tur waaw bu ma nee asalaamaaleykum mu ne kooku de Malick Fa Wade la l'homme de Njaarnde et de Diacksao ñu seq kóllëre ko waaye gis nga bari na ku raté mission te ñàkk honnêteté intellectuelle moo tax waaw wallahi am na may wax ni xam nga ba ngeen commencé wax ba léegi politique rek ngeen fi wax ñuy tàcc dañ ñuy critiquer parce que dañuy wax ni ñii meeting lañ doon def ma ne waaw mais meeting bu amul sabar la li am moo di ñun ci daara la ñu nekk waaw ci daara la ñu nekk sama guide sëñ Cheikh Tidiane Sy ay conviction moo tax mu dem prison ñaari yoon man samay conviction moo tax ma dem prison ñaari yoon waaw te sama emprisonnement bu njëkk lu yéeme def ci bu mujj deuxième bi parce que bu njëkk ba yàgguma ci j'ai fait juste une semaine bu ñaareel bi nag man moom laa tudde woon les grandes vacances parce que j'ai fait 4 mois et demi là-bas te lu yéeme def ci am dama xëy àjjuma ñëw di ziyaara sëñ Cheikh mi ngi xaw sedd Dakar maa ngi ko fekk mi ngi def une crème di ko maasale ak loxo yi mu ni ma man daal gis naa góor gi beeg sëñ Babacar Sy mu ni ma naa la wax ni dañ la arrêté waat waaye nee na nga dem doo fa wéet
vendredi la ma ko wax, samedi ci ngoon fi may ndogoo lañ ñëw pour arrêter ma. waaye xamoon naa ni c'était pas méchant. waaw c'était pas méchant parce que vivre naa kaa yu mel noonu. gis nga sama cousin wala Jojo Ndiaye l'ancien ministre de l'intérieur dama ko taqoon lool. dimanche matin bu jot këram laa daan nekk bàyyi 14 heures ma door rentrer. benn bés ñuy waxtaan mu ni ma gis nga arrestation mon cousin Sëñ Cheikh Tidiane Sy ma ni ko waaw. mu ni ma bu ngeen ci meree Senghor tooñ ko mu ni ma man maa ni Senghor dañ ko arrêté ne Senghor ni ma je ne suis pas partant. Wali ni ko man c'est mon cousin nañ ko arrêté ba mën a wax ak moom. loolu la ñu def, ils l'ont arrêté formé délégation bu ko fekk ci biir prison bi pour négocier ak moom ba négociation ya jeex ñu bàyyi ko mu génn. bi nu d'accord sur tous les points daf leen wax ni may leen ma àggale sama liggéey ci biir prison bi door a génn. ñu ni ko na rajo bi ñëw nga def déclaration comme quoi yaa fi bàyyi sa bopp. rajo bi ñëw mu def déclaration wax leen loolu. bon yooyu dafa nekk ci suñu éducation. waaw suñu éducation. damay wax ni li Blaise Diagne daan wax waaw bu situation amee mu seet nit kooka ni ko je suis neutre mu ni ko contre qui waaw moom Blaise Diagne loolu la lay wax je suis neutre mun la contre qui parce que le cœur a ses raisons waaw boo farul xol ba am na ku mu féetee waaw loolu la daan def ak ñoom. tabarakallahu parce que man ngeen baal ma yéen ñi fi nekkal président Macky Sall ak kuy def beneen chef politique man sama conviction mooy réew mi ñaar ñoo fi xam politique Lamine Gueye ak Senghor waaw ñi ci des ñëpp c'est des petits sorciers waaw parce que politique du noonu Lamine Gueye daf daan jàngale ni ku ñëw ni la adhérent laa ci sa parti bàyyil mu dem ne adhérent boo neexlee mu toog boo neexlewul mu seeti ku neexle mais un militant ngoram moo koy jéng waaw ngoram moo koy jéng am na ñu dul changer mukk waaw te nangu dëgg lu am solo la toujours damay nettali ma ni dafa am góor gu ñàkkoon yére yu jot sax amu ko moom góor googu ñu di ko wax Taawus mu am bés ak amirul muminin parce que amirul muminin dafa am jouri audience yoo xam ni daf ko daan joxe ku ñëw wax ak moom la nga xalaat yépp nga wax ko ko mu am bés nag ouverture boobu mu def Taawus ñëw ci Taawus presque mbub mu jot sax amu ko mais bi tuuram jotee mu war a wax ak amirul muminin bi mu koy woo waxu ko amirul muminin bi mu revendiquer lim war revendiquer ba noppi amir bi ni ko me lu tax waxoo ma amirul muminin te ñépp moom lañ ma wooye mu ne ko parce que daf ma wóorul ndax jullit yépp d'accord nañu ci nga nekk seen amir te bu amee kenn ku ci d'accordul rekk mu compromettre sa position donc ce tour la lay mën a wooyee
mu wooyee ko turam mu ni ko mais bi nga ma wooyee sama tur lu tax dàkkentaloo ma ci sama papa ni arab di def diw doomu diw mu ni ko parce que def ma wóorul ndax sa papa la jur mu ni ko sa yaay la ko wax rekk nga gëm ko te duma def bêtise mukk amir bi mel ni danga ko xëpp yemb mu wàcc trône bi dugg ci biir appartement privé yi ñu ne Taawus dawal parce que mi ngi jël dëkk rekk te dañuy tàqale sa bopp ak sa baat mu ne duma dem fen parce que dëgg laa ko wax amir bi dugg ci biir woo directeur de cabinet woo ay secrétaire ñu ñëw mun leen jëlal leen ma góor gi comme mon premier conseiller waaw parce que li ma wax tey laa ko mës a dégg ñu wax ko góor gi mu ne dinaa ci d'accord à une condition ma bañ a am salaire ma bañ a am salaire liñ ma war a jox nañ ko jox jullit yi sonn waaw mu ni amir bi nag bis bu ma attiré sa attention ci loo respecté wul bu keroogee ma bàyyi waaw mu di lu doy waar waaw parce que dëgg moom dama am sa benn wëllëre mu nekkoon conseil technique bu président Bongo bi ñu ko defee conseil technique nag mu ñëw ma ne ko mais tu es maintenant le conseiller du président de la République mu ne ma il paraît ma ne ko comment ça il paraît mu ne monsieur Malick, moi je suis conseiller depuis 5 ans je ne peux même pas te dire quelle est la couleur du bureau du patron c'est quel conseil ça ma ne ko bari na suñu réew de kuñ ne conseiller la te xamul la xew ca waañ wa waaw yooyu dafay am tabarakallahu tey di bisu feddali kóllëre tey di bisu renouvellement suñu diggante d'abord ak suñu ngor waaw suñu diggante ak mag ñi suñu diggante fa tabarakallahu ak xalifa bii toog di Sëriñ Babacar Sy Mansour mu mel ni itam la nga wax ba nga nelawul mën nañu jàpp ni dëgg la ci yow waaw tabarakallahu ñuy renouveler sunu engagement ci côté renouveler suñu taxawaay ci côté ñoog ñi nu àndal ñuy njabootu xadara bi te yal na yàlla nangul nu ko te rafetalal nu ko ñu sant ñépp waaye rekk ñu sant jigéen ñi waaw parce que ñoom itam wax dëgg yàlla jàpp ju bàyyiwul waaw jàpp ju bàyyiwul ñoom moom la leen yàlla def te suñu lépp ci ñoom la jóge waaw jigéen ñi soxna Seynabou Sy moo ma ko waxoon waaw dañu xeex bu metti fii ci buntu kër Sëriñ Babacar ñu fetal nu ñu bari ci ñun c'était en 1957 astaghfirullah 59 muy parti politique gu Sëñ Cheikh Tidiane Sy keroog jigéen ñooñu ñoo toppoon suñu gannaaw ak seen siway xeer ak seen siway ndox waaw xale yi dama leen di wax ni c'est dommage parce que xamu leen luy guérilla urbaine dañ koy jàng xam ko waaw man maag Charles Gueye bu PAI
demoon nañu bay bëgg a taxawal fii le guévarisme de Che Guevara gannaaw gi laa xam ne rek c'est des rêves en fictif ma génn ca ba mu set wecc waaw waaye fii Soxna Seynabou bu wax nu ni gis ngeen jom ji ngeen di jaay yéen ak njàmbaar gi ngeen di jaay ak fit wi ngeen di jaay ci suñu ween yi ngeen ko nampe waaw xam nga jigéen rek moo mën a xool doomam wax la ni kii ëllëg dana doon wàll yu walla dana doon woyu moom rek la ko yàlla may parce que moo njëkk a nekk premier complice su doomam waaw ca nàmpal ga ca xoolante ba ca caressé ca front ba ak ya ca topp moo mën a xool ni kii walla yu lay doon ëllëg walla vayu lay doon parce que xam na ko bu ko neexee nag mu protéger ko ba daraam du feeñ waaw mais yëpp mag ñi dañ koy jàngale fa tabarakallahu mu mel ni ki nu ci tànn def ko guide muy Cheikh El Hadj Malick radiyallahu taala anhu sëñ Babacar Sy moo daan def bu Serigne Cheikh ak Serigne Mansour jàngee ci moom ba noppi mu ni ub leen téere yi te jàng seen kër maam gi mu ni dafa jekk ci yaatu taxat waaw mu ni parce que tànk boo seqi boo xoolul fa nga koy teg rek dugg ci kam waaw te Cheikh El Hadj Malick mësul nangu yàlla favoriser ko ci dara waaw dafa wax ne li yàlla wax yépp def naa ko li mu tere yépp defuma ko bu ko neexee nag mu yóbbu ma àjjana bu ko neexee mu yóbbu ma safara je m'en fous bu ma demee safara dignité moom laa fay yóbbu moom Maodo mu ni safara duma lakk mukk bu ma fa demee waaw parce que nit da ngay xam sa bopp xam sa valeur parce que kiy dund ak kiy noyyi bokkul waaw ba tax na tabarakallahu la mu tëral ak mag ñi ko yaakaar waaw sëñ Babacar Sy daf daan wax ni bu ma mësaan a gis ku ñemee fëgg seen buntu maam damay tiit mu ne man mësuma fëgg buntu Cheikh El Hadj Malick mukk waaw ngir yàlla ak xam lu cëram toll tabarakallahu bàyyi fi njabootam kenn ku ne la mu la jox ci cër mu jox la ko waaw xam nga wax naa leen biig ma ne leen léeg-léeg nga fekk nit muy def lu xaraam te ñu wax la ni la nitu yàlla la mais la muy def ci lu xaraam ña koy protéger di la layel di la wax ni daf koy nëbbe cëram lu xaraam li muy def ma ni mais lu xaraam du nëbb cëru yàlla modestie moo koy nëbb waaw moo koy nëbb waaye nga nekk ci lu xaraam ñu ni la waaw parce que moom de ci ko asamaan si lay fanaan waaye lii daf ko def rek pour nëbb cëram ñu bañ ko xam góor ga ba ñu koy laaj parce que ñépp ni am na cër ba àgg fi mu àgg ñu di ko laaj fan nga àgg man nihaaya mu ni al awdatu ila al bidaaya fi ñu wax ni àgg nga fa fan la mu ni dama àgg ba ca ko wàccaat ci suuf pour bañ a daanu parce que bu ma continuer daanu garab boo demee ba ca njobaxtan la dangay wàccaat ba ca datt ba boo bañee daanu waaw ñoom noonu la ñuy nëbbee seen lépp dañ koy nëbb mais ak modestie nag ndi yonent bi daan def buñ ko lalalee tappi mu ni suuf si ëpp valeur parce que yàlla bind suuf si te tappi bi nit a ko ràbb waaw bu fa fekkee laab rek mu toog ci suuf si du toog ci tappi waaw yooyu yëpp ñu seq ko yéen ci biir kër gi di ñaanit nag le Cheikh El Hadj Malick daan ñaan barke moom la daan ñaanal jigéen ñi waaw yàlla leen yàlla defal barke moom la daan wax jamono bu nekk
ndax ñi nu topp yaakaar leen ngir yàlla ñépp jigéen a sukk mucc leen waaw ba tax na sëñ Cheikh Tidiane si nag daf ma daan wax ni ma nit ñi buñ ne yàlla la mënoon démb mënu ko tey mu ne ma nga xam ne dañuy font ñoom ñoo ko wutatul nañ ko waroon wute mais yàlla la mu bari lewoon tey la ko ëppale waaw ba tax na tabarakallahu sëriñ Mbay Si Mansour ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla bàyyi la fi ba ca kanama kanam ndax sa maam Cheikh El Hadj Malick moo waxoon ni ragal yàlla du tax mu ñaan gàtt fan waaw kon nag yàlla jox la nga dund lu yàgg 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 waaw tabarakallahu léeg-léeg nit xool ma ni ma tu vieillis ma ne non je ne suis pas vieux seulement j'ai beaucoup vécu waaw loolu rekk am solo waaw am na foo xam ni boo fa jaaree la nga dund bari na waaw waaye ku sañoo nit nag dund 110 ans a du wàññi dara tabarakallahu ñi ngi ziyaara ñépp ñi ngi ndokkeel ñépp ñi ngi baalu àq ñépp tey ñaan la tubaab yi naroon te yàlla weddi ko ndam boobu yàlla na wéy ba faw ci barke mag ñi ak seen leer tabarakallahu nga tubaab yi ñoom dañ nu yeboon ba mu jéggi dayo waaw an koy wax ma ni li nu mënoon ci mesquinerie yépp wan nañ ko sëñ Tuba mesquinerie la wax waaw parce que noonu la ñuy doxale seen première action mooy l'opération de charme sagari médaille yaag kilo suukar yaag kilo ceeb yeeg bu ñu la ko defee te seedewoo ñu indi intimidation spayis yaag ña ca des di la ko xëbale boo seedewul ñu indi mesquinerie lu ñu mën pour écraser la dinañ ko def waaw sëñ Touba résisté yëpp il a tout résisté ñu ne ko nañ négocier pour jubóog yow mu ne ay ca ñu ne ko luy sa condition mu ne ngeen sopp ki ma amul ku dul moom muy Muhammad waaw ngeen d'accord rek ñu juboo léegi ñu xam ne ni duñ ko accepté parce que yonent bi rek la ñu bañ waaw barakallahu yooyu yëpp jaar na fi kër gi këru mag ñi la héritage bi fi nekk héritage u mag ñi la mais li ma wax sëñ Babacar mii di ko répété waat biig bi ma koy wax mais dama leen wax ni Cheikh Hadj Malick dafa waxoon ni ki gëm yàlla ak ki ko wóolu du benn bari na ko la ni dama gëm yàlla mais wóoluwu ko yàlla ku ko wóolu bu tëddee nelaw waaw loolu nag moo jafe kon yàlla na ko yàlla defal sant ñépp tabarakallahu baalu àq ñépp sëñ Babacar si rekk moom mooy kilifa gi leeralal leen itam léeg-léeg ngeen dégg ñu wax ni sunu nijaay la waaw xam nga bu nu indee mageel gi rekk Cheikh El Hadj Malick a tax waaw ci wàll googu mais bu dee wàllu nijaay gi nag parce que mook sunu yaay ñoo bokk benn maam waaw ca tabara Cheikh ak Ablaye Cheikh waaw loolu la moo tax rek mu nekk nijaay bu ma nee nijaay xale yi ni maam mu rafet tabarakallah waaw mu rafet ay itam amul lu ko ëpp xam nga Cheikh El Hadj Malick nee na dem àjjana taxu ko woon di jàmm yàlla waaw mais lu rafet rek moo tax yàlla boo ko jàmmoo lépp rafet boo ko weddee lépp ñaaw kon yàlla nu yàlla musal yàlla dolli sutura yàlla dolli barke yàlla dolli xéewal yàlla doole wér ci biir ak ci biti yàlla mën nañu ko yàlla nañu ko defal ci barke yonent bi barke magam yu baax yi mu am allahumma salli ala sayyidina Muhammad